jox la mais kii bi non. da ngaa bëgg a jaay. nii waaw papa jaayal. tournel. bàyyi ma dugg stem bi bàyyi. voilà dugal stem bi. ñu ne la sexualité moom la ñu wax. sexualité mooy loolu ngeen dégg su ngeen yëree sax ci internet bi am na soxna soo xam ne daan na toog fii ci gis-gis nee na moom lay jàngal gune yi defum riir maam mu topp ko sexualité mooy lëkkaloo diggante góor ak jigéen sexualité nanu wax rek moo xam bu am ba jëkkër ak bu amul jëkkër waaye daal sexualité nanu wax mbirum sëy la lëkkaloo góor ak jigéen ba am borom kër moo xam ak ba amul borom kër bay sàcc ak bi nga xam ne sàccut ñu ngi ci yoon ñu ngi ci dëgg mu leew ko doom sexualité daal nanu wax ñu ne lan moo tax ñu dem a dem ba loolu ñuy wax abstinence maanaam téye sa bopp ak mandute ak ngemb ak ñàkk sa bopp ak aar sa bopp daal lan moo tax daal fi mu ne am ñoo xam ne doonoo am kersaam mënatuñoo téye seen bopp ñu ne sax am na nu mu doon demee su doon jamono dina dem a dem ba soo taalee ak waat taxaw ci buntu école yi mbaa nga taxaw ci buntu kii maanaam milieu yi nga xam ne doon fay daje di fa bari tey su aw fas te doon biiram di metti néew dina jafe lool nga am jigéen jot dina walanteeru takk ndigam def nan daan def démb ak bërki démb diggante Kajoor ak Bawol fas wi tëdd am biiru mbaj-mbajaan nga daw ne jigéen ju wóolu boppam dawal nga ñëw nga gis jigéen ne ñaadam ñëw ne ko jégét su yeexee tuuti mook fas way ànd day naaw falaan yëkkati ko ba tóot ko daane ko nga ñi sar xolle su fekkente ne dafa am borom kër muy wëq waxandeem ak walisam di génnee di toj gaalam di maye di yeewi ay gàtt di yeewi ak jur di yeewi ay wajan ay fas yu jigéen yu rafet di ko maye ndax xam ne soxnaam bokk na ci nga xam ne wàcc nanu jigéen ju màndu la kooku daan na ko waaw bu njëkk ba fas biiram daan na metti mu tëdd juróom-ñetti fan di onk rek di yuut doon naaru góor wu rafet nu woo jigéen ñëpp ba mbaa nu tëgg am dënd ne ku ñeme na ñëw xëttali fas wi mën a jot bakkanam jant boo xamee ne mës ngaa mooy sa borom kër soo ko jéggee fas wi day dee waaye day su doon démb ak bërki démb boo jotee mooy sa borom kër. soo ko mësee mooy rek soo ko mësee mooy. boo jéggi fas bi di. laa ilaaha illallaah dootul jóg. biiru mbaj-mbajaan la fekkee musoo mooy sa jëkkër boo ko jéggee. soo ko jéggee mu naaw falaan ànd ak yow biir bi commencé sànni mu daw fëggatu yëlbu daw nu daw daal di koy wëgg jox ko am ndox mu naan noonu la jigéen daan waatee daan na am ay jamono waaye fii mu ne tey soo ko tegoon tey. ñi nangoo walanteeru kii ñi nangoo walanteeru lu mel noonu nag su ma saan am feet lay doon boo xam ne ak feem ba nañ koy tëgg ñëppay ñëw dëkk ak dëkk doon yi takk ay fas di ko seetaan si ñu fanaan ne tëgg gaajoo ba bët set di génne sëri dënkee ak di may victoire la wallaay victoire la ñii di may ne ni fas bu biiram metti woon essayel acca nan leen essayé ñu jël fas wu biiram di metti ñu teg kii ñu teg ci dëkk bi ñu ne ñëw leen ku mu neex nga ñëw nga xool ndax dina am bopp ñëw jéggi waaw volontairement waaw loolu amatul de te man démb loolu am na te ñii bëgguñu démb ñi may waxal bëgguñu démb nag looloo amoon démb ay waat ay dem ci ay médecin dem ci ay chirurgien loolu amutoon waat bu gaaw gaa ngi noonu fas wi tëdd na biir nga mi ngi metti mu leer na kii ku téye boppam la ku màndu la koo xam ne ku ko ne dama ne ëllëg mu ne la soo ko duutee baaraam mu duut la baaraam ndax xam na li nekk ci moom borom kër mu xam na li nekk ci moom fas tëdd biiram di metti muy mala di wañaaroo ko bittan ñu ko ñu ne dara mënu koo faj lu dul jigéen joo xam ne ñu téye sa bopp nga papa su koy jéggi muy kontaan nañu jërëjëf kontaan nañu bu baax Sophie Gueye ñu ne sexualité 2 points le complexe de l'abstinence waaw le complexe de l'abstinence xam nga keroog ñëwoon na ci Sophie brosse na ko tuuti daal di jàll c'est-à-dire nit ñi léegi complexé ne nañu waaw ne man de dama téye sama bopp jigéen damaa téye sama bopp soo ko waxee ne ngaaka nga damaa téye sama bopp ne ngaaka nga muy évolution monde bi te ñun ñëpp ñu ngi ciy bëgg ñu ngi koy bëgg a tàmm dama si taxawoon parce que complexe bi wax naa la ci influence bi wax naa aussi ci ñi nga xamante ni dañ leen di gëmloo que téye sa bopp
da nga ñàkk fayda bu fekkee ne góor nga ñu lay wax souvent sax si sa nombre de conquêtes wala ñi ngay nekkal moo tax ñuy natt sa ngóora bu fekkee jigéen nga sax ñu ne la da ngaa tardé wala yow xanaa gisoo ni nga mel wala gisoo sa bopp ñi nga xam ne ñoo la doon ñàkk muy waajur yeeg mag yi ñenn ñi démissionné de telle sorte que am na ñoo xam ne dañuy teel a xam góor wala dañuy teel a xam li nga xam ne mooy sexualité dem ba mu doon loo xam ne dafa naturel ci seen dund pour avancer ci sama développement bay passé dafa am Prospère lu mu moo wax keroog bi muy wax ne quand on parle de ce thème là c'est pour généralement ñi màgg nekk muskallaf mët li ñu mët di pratiquer ma ni non te li tax sax ma jëlaat partie boobu c'est parce que bu ñu demee bay wax ni complexe abstinence dafa am c'est parce que dañoo gis ne xale yi ñoo gën a nekk en danger su ma juumul effectivement parce que bu jeunesse nekkul en danger duñ ci waxtaan magum jëmm dañuy wax mag yi dañuy wax ne bant bu xas ba waw pour nga jubbanti ko problème la da ngay wax rek soññu da ngay wax rek soññu pépinière bi mais ki nga xam ne màggagul nga xam ne risque ya ca ne buñ ko waxtaanee ba pare wax ko la koy xaar tey bu banaliser sexe lu koy xaar tey bu amee complexe d'abstinence bu dina am choix wu ne man de su ma màggee nii laa bëgg doxalee de ma part personnelle man ñooñu laay waxal su ma taxawee sur xale yi c'est parce qu'ils sont beaucoup plus exposés ñun ñi ngi xam lii xew ca biir kër yi wax ngeen ko ay nit bett nañu ay xale yu muuru développement bii passé laa ko dégg ku mu gis ñaar ñu muuru mu ne la murin ndax dañoo yàgg dégg ay xale yu muuru ay nit yàgg nañu gis ay nit yu bokk di def lu safaanu te pourtant ay xale lañ complexe abstinence boobu moo tax ñuy gis léegi xale yu ndaw di adonné wu ci wàllu sexualité su ma jugee ci loolu ma ñëw si li nga xam ne wax nañ ko bee passé ci jouet yi gis ngeen ne les enfants sont exposés da ngeen a jël jouet wax ci ñi nga xam ne ministre bi génn na sax ni jouet yii nii gisuñu fi ñu ko commercialisé semaine bii ñu génn démb barki démb ay chips yoo xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy jundal suñu doom yi fii lañ ko commercialisé dañ ciy génne ku góor koo xam ne dafa mel ni ko yaayam juree woon kenn ku góor ci chips yi ñuy jëndal suñu doom yi ci boutique yi effectivement kenn si ñun musul taxaw seetlu jouet yooyu c'est vrai moo tax ma taxaw ci xale yi boo leen joxee chips dañ koy daaj voilà dañ koy daaj utiliser ko léegi nag ci biir chips yooyu la ñuy def koo xam ne góor la mag la mais day mel ni ko yaayam juree woon carrément nga gis awraam ni mu ngeen baal ma ni mu taxawee bu fekkee góor la xale yi di ko fowee donc bu fekkee à bas âge sama doom man Sophie Gueye day lekk chips tombé ci loolu xamul lu mu doon dina jéem a dem xool pour lan la wala bu fekk comme ni ngeen gis ñaari jouets yi lii pour lan la mu ne la ñaar ñi dañuy def nangam ak nangam vous comprenez donc ci wàllu sexualité nos enfants sont exposés moo tax may rabattre waat ci éducation bi ma leen doon wax naa la ko bee passé papa ni la fi jamono bi tollu léegi il faut discuter avec les enfants maanaam gis nga boo demee ba bañ ñu jàngal sa doom sexualité nañu def ni mag yi daan def ñoom ca biir kër ya lañ la daan teel a jàngal luy sexualité wax nga fii loo xam ne papa éducation sexuelle muy góor niñ ko doon xëccalee ak jigéen buy gis mbaaxam ak mais loolu yar la ci wàllu jigéen ak exemple bi mu joxe léegi nii rek exemple bi nga joxe jigéen bi daan tuur ndox maanaam yar buñ ko bañee ci école bi ñu jàngalee suñuy doom yi neneen bañ ko ci mbedd bi parce que y a 3 sortes d'éducation éducation bi sa doom di jël ci biti bi nga xam ne auto éducation la ak bi nga xam ne yaa ngi ko koy jox ci biir kër gi bu ma taxawaatee ci éducation bi toujours Prospère m'a dit que moom il veut que éducation bi ci wàllu sexe ak yooyu ñu gën ko jubal ci jigéen ñi je dirais oui parce que la femme est beaucoup plus exposée je dirais oui parce que la femme est beaucoup plus mais fi réew mi toll nii ak jamono ji fi ñu toll nii faut éduquer ñaari côté yëpp je m'explique parce que pour am sexe du benn nit rek pour sexe am pour abstinence pour non abstinence am il faut 2 personnes ñaar yooyu voilà ku góor la ak ku jigéen ki pourquoi ñu war a yar ku góor ki c'est pour le protéger lui aussi fii laa toog faal nga ni ma góor dina dem ba di jël soxnaam dootu ko mën a lati dara ci kaw la wallahi wa taala société bii ma nekk nii laa fi gis ay maladies sexuellement transmissibles boobu amul góor xoolul góor bi xoolul jigéen bi boo tàmmee foofu ak nga tàmm def yenn yi dalay dal ku jigéen ki c'est la même chose grossesse précoce ci réew mii la ne xam nga ku abstenir du ëmb grossesse précoce ak refus de paternité kuy paternité du ko góor ki parewul pour assumer responsabilité kooku moom mooy daw kon pour protéger ñaari côté yépp il faudra ñu sensibiliser leen da démb bu ñu daan seetaan ay série yaa sayda
bu demaan ba fóon sax am da ngay gis nit ñi dañ daan du mooyu léegi ci suñu télé yi la ñuy teg loo xam ne xale yi dañuy xam ne ñaar ñii dañuy sekk lii xale yi dañuy gis ne ñaar ñii kii foog na kii mi ngi koy dugal ci biir nekki donc tout le monde est exposé maintenant te suñ fa jógee jëm koo dégg merci tout le monde est exposé donc dañu war a jéem a xoolaat nan la ñuy def du guerre des genres du ay ñun jigéen ñi nii góor ñi nii il faut que ñu jàppoo ñun ñëpp éduquer les deux côtés pour que société bi mën a continuer fi may daanelee viol moom mënoo wax Prospère ba duma ko lim ci cas yu mel nii non da nga ma waxoon bee passé ne ma bu ñuy wax viol taxul ñuy wax xam nga yéen a ngi fekkee xam nga lu tax ma waxoon loolu pour ma gën a leeral daf ci am jigéen yoo xam ne Fall mënatuñu téye seen bopp li tax mënatuñu téye seen bopp c'est parce que dafa am lu ñu doon def démb moo tax suñu waxee xale wala ñu ne nit koo xam ne mës nañ ko sàkku am na ñoo xam ne amatul abstinence ci dara parce que soit frère la soit papa la soit ku la jege la te ñun ñi nekk ci wàllu social dañuy dégg genre nit ñooñu dañ la naan segam sama papa wala sama frère wala nit bu ma jege moo ma mën a sàkku man pour man déchet public laa ku ñëw war a mën a jaar sama kaw donc du ñu toog effectivement du ñu toog télévision di wax lu ñu warul loo xam ne c'est juste pour inventer wala dara ñu jéem a moytu bu baax tamit xale yu góor yi moytu xale yu jigéen yi ci biir kër yi xale yu jigéen yi jéem a takk seen sër waajur yi dimbali xale yi ci éducation pour ñu bañ a tomber ci une société pervertie. D'accord, super Prospère bëgg naa nga ñëw ci benn point bu su fi laal léegi mooy par rapport aux jouets même xale yi léegi bu ñu demee ba li ñuy lekk c'est-à-dire c'est rare de voir un parent bu jënd chips wala bu jënd benn lekku xale daal di koy daajile day yulli lekk si biir di ko xool c'est pas le réflexe de tout le monde nañu waxante dëgg quoi on est parent te xam nañ bu baax xaaral papa maa ngi ñëw maa ngi ñëw léegi papa xaaral rek papa nank rek maa ngi ñëw maa ngi ñëw suñu demee bay ñuy commercialiser je l'ai pas vu mais suñu ko wax papa d'accord noppi naa s'il te plaît waaw noppi naa voilà bu ñu demee bay waxtaanee yenn produits yi nga xale yi di utiliser ñu ciy tëmbal yenn affaires yi y a un problème d'accord parents yi ils sont pas vigilants ok mais am na ñoo xam ne vigilants lañ ne lii mosuñ ci bàyyi xel wax dëgg fa yàlla ayca. merci beaucoup madame Diallo fi nga wax li nga wax am na solo parce que lii ñuy waxtaanee dafa tombeek une situation extrêmement grave ñu di ko dund suñu réew moo tax may appeler encore une fois damay wax ne l'heure effectivement du sens de la responsabilité a sonné aussi bien au niveau des parents aussi bien au niveau des acteurs maanaam góor ñi ak jigéen ñi pour rejoindre Sophie aussi bien au niveau de l'État gis nga loolu nga wax sànq ci jouet yi li nga wax ne boobu ñu wone commercialisé wuñ ko fii kon xëy na dafa échappé ndax ñi ko doon def seen statut ay sénégalais lañ je crois que tombéwul du ciel xëy na nag mën na fi dugg parce que effectivement c'est des produits alimentaires yoo xam ne warul mën dugg Sénégal échapper la douane échapper l'État parce que c'est des types de produits yoo xam ne nit mënu ko importer te amuloo un document bu ñuy wax DIPA la déclaration d'importation de produits alimentaires boo xam ne da ngay yóbbaale échantillon pour ñu mën la autoriser pour nga dédouaner ko commercialiser ko donc su fekkee ne commercialiser wuñ ko fii tant mieux su fekkee ne c'est pas commercialisé au Sénégal tant mieux ñun dañuy dalal suñu xel ndax encore une fois ñun ay parents lañ donc dañuy tiit bu tiit jotee li nga wax nag am na importance parce que su fekkee ne li Sophie signalé sànq parce que chips da nga chips généralement sax soo koy jox sa doom daf lay fekk da ngay bëgg a débarrasser wu ci moom am dawal gaaw yóbbu ko mu jënd chips donc muñ koy dajji di ko utiliser muy lekk di lekk ba dajeek effectivement li nga wax li tax mu garaaw mooy ku góor koo xam ne day mel ni comme ni ko ndeyam juree woon xam nga lan moo tax mu garaaw bu dee sa doom bu jigéen dina xool lii lan la bu dee sa doom bu góor day dem ba banaliser sexe boobu bu ëllëgee di ko c'est pourquoi c'est grave dans les deux cas. waaw def yaramu neen du doon exactement yaramu neen day banaliser bu dee ku jigéen ki la bu màggee danaan kon kii nii lii lan la. su fekkee ku góor ki sa doom bu góor la parce que chips ku góor ak ku jigéen ñëpp koy jënd bu dee ku góor ki la day fexe moom aussi découvrir que d'où effectivement li nga xam ne moom la ñuy dund donc ma ne tollu nañ ci le sens de la responsabilité naka lañ ci tolloo moo di il faudrait que nous les acteurs ku nekk fait sa place muy kilifa yi
muy kilifa ñi nga xam ne parce que man li may doon kilifa am naa kilifa donc ñi nga xam ne kilifa yi yilif yenn kilifa yi yaay yeeg ñëpp mais li ma bëgg a wax rek mooy Sophie boo gisee may insister toujours ko jot éducation effectivement ci góor ak ci jigéen ñëpp lañ ko war a def mais dafa rawati si jigéen encore une fois am nga sa conviction ba yow jàpp nga ne mënuñoo defar jigéen bàyyi góor waxuma nu bàyyi góor mais insister ci góor ndax dafa am souvent lu ñuy fàtte gis nga dañuy wax ne bukki bu yebee ponkal ca doxin wala je ne du ma ko répéter mukk je ne cesserai jamais de répéter ça. Parfaitement. parce que damay góor am fu ma jaar nekk xale ba toll nii ma toll heure boo tolloo ci benn âge rek am na loo ci dund loo xam ne mën nga koo nettali dama ne góor bu yebee jigéen ca jigéen ka la et dinaa ko prouver parce que li ma bëgg man mooy qu'on cherche des solutions et non des alibis. Parfaitement. xam nga lu ma tuddee alibi su ne jigéeni Sénégal de genn gaal gi yëpp guwaatar nañ au lieu ñu xool effectivement l'alimentation non iodée bi nga xam ne mooy joxe dañ naan góoru Sénégal ñoo ku fi guwaatar ñoom la. mais xaaral ma ñëw rek donc bari na ci certes mais la cause fondamentale mooy une alimentation non iodée donc tant que ñi ngi wut alibi naan góoru Sénégal la effectivement on va continuer à s'alimenter sans iode mu continuer di ñu yokk guwaatar ñu ne xeesal dem ba jigéen ñi dégg ci dayoo ñu ne waaw parce que góor ñi ñooy tànn ñu xees ji moo tax ñu ñuul ñi di xeesal muy ñaar. on trouve tout le temps benn alibi. exactement on trouve toujours benn alibi pour justifier une chose. ñu dewaat ci beneen bi mooy ñu ne comment dirais-je sexualité ñu ne homosexualité au lieu ñu combattre ko dañ naan est-ce que du xale yu góor dañ ñàkk liggéey moo tax. moo tax góor jigéen ñi di gën a bëri pauvreté bi lañ lay wax de pauvreté. mais li ma bëgg a wax rek mooy phénomène bu xewee dañuy fexe effectivement jaayante génne ay solution moderne nag laa wax de waxuma solution wu 1930 yooyu nga xam ne ce n'est plus dans le même contexte il faut aussi ñu lijjanti ko parce que il est clair aujourd'hui que tey jii ni ñuy fajee cancer du noonu lañ ko doon